Ndangan Samb ma nga ca Fimela ga ca Fatick benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. dialogue national bi mu di mbooloom waxtaanu kàppu tey ji la ñu ko door waaye ci ndoxtal leen nimmiku nañ fa ay jokkalantey kàddu jëm ci ki jiite dialogue national bi Famara Ibrahima Sagna majorité bi kujjeeg politique gi lu aju ci ñooñe nga xamante ni kon ñu bokk ci commission cellulaire bu dialogue politique boobee leeral yi ak Mohamed Ali Mbouba ci biir xibaaru digg bëccëg gi. coowa ngeen a coob bay ci wàllu njàng meeg njàngale mi ñaxtu yeeg xultu yi ne ca kur jàngalekat yeeg étudiants yi ku ne di wane sa bopp ci ñaxtu ki xultu li koy firndeel moo di waa G20 tey ji ab débrayage dañu xëye bi yor jotee la ñu dakkal njàng mi G7 ne ñoom ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier gi ñu nekk daañu soobu cib géréw donte kilifa réew mi ñoo ngi dalal xel yi tereeru étudiants yi moom ñu ca bari ci ñoom ci université yu bari ci réew mi dana xëy ne wëng université dem dox yi soo ni soxlal SDE bu dee ci réew mi yeggagul ca daale ja sabab li moo di ab liggéeyam da koy wéyal ba fi mu nekk ni am na lenn ci liggéey yooyu dénk nañu ko Alaaji Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. ci réew yaa ñu koy faram-fàccee luñ ci mën jàpp. daañu dem ba ca Guinée foofee ñaar nit ñoo ñàkk seen i bakkan ci manifester yi amoon démb te FNDC organisé woon ko waaw nguur ga nag weddi lu ni mel FNDC ne mukk ñaar nit ñoo jee ñoo ca ñàkk seen i bakkan sommet bu po démb ca France jeex na am na ay dogal yi nga xamante ne jëlee nañ ko fi ni ñuy def lépp ba xeex terrorisme ci Sahel ab coalition Sahel dañ ko fi teg ci Algérie moom dañuy yokk daan yi ci lu mel ni racisme ak bodikante xeet loolee daal njiitu réew ma foofu njiitu réew mu bees ba di Abdelmajid Tebboune moo jël dogal gu ni mel woo premier ministre ngir mu waajal ab projet de loi ci loolee. Malal Junior Naam Diagne. Ndiaye ñoo ngi ziar. ay ca luy gën a fës ci wàllu tàggat yaram gi. wàllu daw diggante Bamako ba Ndakaaru ñaari benn bu nu amal loo ni mel desu ko tëgg ci ay bés bi nu jëm daanu waxtaanee itam wàllu karaté ak itam waa Kaolack yi kon di célébrer ak feetu gannaaw ba na amee ay champion d'Afrique wàllu bëre Pikine guddi toll nii nam nañu takkusaan bu mag. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ti réew ak tàggat yaram dinaa leen jukkil aslëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee daanu ak yéen ci gis-gis muy pëjj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi li ñu ciy waxtaane mooy jafe-jafe mi ci am ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci seen gis-gis nees mën a defa wala fan la ñu mën a jaar ba njàng mu gàllu góose du am ren ci réew mi loolee lu ngeen ca xalaat seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñu duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg geek mbir mu doy waar mu xew fële ca diwaanu Kantem ma nga ca Ziguinchor benn xale bu jigéen bu toll ci ñeenti at moom la ñu fekk ñu faat ko ci anam wu yéeme gendarmerie ubbi na ci blanquette Lamine Ba. ñeenti at dong la am xale bu jigéen bi ñu fekk ko mu tëdd ci suuf garab yi yaram bi yëpp ak i deret mbir mu doy waar woowee nag moo ngi amee fa nga xam nag moo di Kanteen xale bu jigéen boobee ki nga xam ne nag daf ko rendi daf ko nax yóbbu ko ba ci suuf garab bi balaa moo amal jëf ju ñaaw ji kii nga xam ne nag moom moo jur xale bi Oumar Bari lay wuyoo mu ngay nettali na mbir ya demee. démb 18h suma jabar woo ma mu ne sa doom bi de gisuñu ko xale yi wax nañ ñu mu ne benn waa ji moo jaaroon fii mu ne pour xale yi may leen ndox xale bi jéene ndox bi jox ko te mu ko joxee ndox bi rek léegi mu téye loo xale bi mu yóbbaale ko mu jaar nii guddi bi yëpp maa ñaan borom subhanahu wa taala yàlla delloo ma xale bi ma gis ko léegi si fajar bi maa ngi si jumaa bi julli gars yi woo ma téléphone gars yi mu ne gis neen sa doom bi de kono rendi nañ ko. waa gendarmerie nag bu ñu leen yégalee mbir mi ubbi nañ ci ab enquête ngir xam kan moo def jëf joojee. ma ñëw xool xale bi ma dem si poste bi gars yi ma expliqué leen suma doom bi de rendi nañ ko gars yi mu ne léegi li ngay def da ngay def photo bi da ngay def photo xale bi nga yóbbu leen si budooti léegi ni moom 4 ans mooy dugg ni daal jigéen la may mun a bari man su ma ko xamoon kooku du ma rëcc. néew xale bu jigéen bi nag jamono ji ñoo ngi ko tegge ca morgue ba ngir wëyal li nga xam ne nag moo di l'enquête bi chef de village bu Kanteen nag di yëkkati ay kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu yokk karange gi ci boobee diwaan nga xam ne dañ fay nemmeeku lu bëri luñ fay agressé ay nit Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Mbayang Diop mooy doomu Sénégal bu jigéen ba nekk Arabie Saoudite am lante fa ak yoon ba ñu tëj ko ci kaso bi ngiiru dundam moom Mbayang Diop moomee nee nañu dafa wopp ba yaram wi sax dafa jéggi dayo wopp ga jamono ji loolee tax kon kuréel gi di Horizon Sans Frontières yëkkati seen kàddu di sàkku ci ñu taxawu ko fàttali ne moom Mbayang Diop ñu ngi ko tëjoon ci kasob Arabie Saoudite ci weeru avril atum 2017 njiital Horizon Sans Frontières Boubacar Sey lay wuyoo ñu déglu ko ci téléphone Koumba Sandiane Faye. Mbayang dafa feebar te amul benn assistance médicale ñun ci information yi ñu jot sax dégg naa
sonn goo xam ni tey dee moo ko gënal dund loolu moo tax Horizon Sans Frontières di tirer la sonnette d'alarme sur le cas Mbayang Diop di interpeller aussi l'État du Sénégal pour mu am un sursaut diplomatique pour que tey peine de mort bi Mbayang am ñu mën a ñaan ba mu nekk une peine de prison ñu dindi la peine de mort di ñaan aussi pour Mbayang ñëw Sénégal purger ko parce que loolu war na mën a nekk entre Arabie Saoudite ak Sénégal li ñu seq dafa bëri c'est des relations séculaires beneen bi aussi je crois que mieux même tey l'État du Sénégal waroon na mën a ñaan État saoudien tey une grâce pour des raisons humanitaires Mbayang dafa feebar Sénégal ak Arabie Saoudite war na ñoo seq lu ëpp loolu ba tax na tey ñun dañu yaakaar ni doomu Sénégal warul mën a nekk Arabie Saoudite ñu condamné ko à mort ci condition yoo xam ni sax soo xoolee ba léegi leeragul ba pare aussi mu feebar amul ndimbal ba nekk ci situation yu demee nii parce que boo xoolee amul benn communication y a un flou total moo tax ñun tey aussi pour lu dalal suñu xel dañu bëgg état mu génneel ñu ay preuves comme quoi Mbayang non seulement mu ngi dund mais aussi elle est en bonne santé. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Mouhamed Ali Mouba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant yow tamit. àndandoo gi waan direct ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média li ko sabab mooy lu jëm ci dialogue national bi majorité bi ku jëg politique gi tey jii ñoo nga woon ci ndoxte liggéey waaye dafa am mbir yàq na mu demee luñ ci mën jàpp. waaw ci première réunion comité pilotage bi tey lañ ko waroon a amal kii di Famara Ibrahima Sagna moom mooy président dialogue national tey jii nag ñu bëri ñu yoon foofu waaye nag lu ñu njëkk a wax mooy que PDS demuloon foofu Pastef naka noonu itam waaye Famara Ibrahima Sagna jot na def discours waaye balaa mu koy def Mohamed Ndiaye yëf yi métti woon na tuuti ci moom ndaxte l'opposition bi FRN moo njëkk a jël parole kii di Mactar Souran bi mu jëlee parole ne ko d'accordul benn yoon nu ñu yokkee kon membre comité pilotage bi 126 ci 40 yi ñeenti fukki lañ ci yokk mu laaj nag explication nee na moom d'accordul benn yoon loolu démarche de rupture la ñu déglu ko. Il y a un nouveau décret qui a été pris et qui intègre 40 ñun du problème choix nit ñi mooy problème bi ñu am mooy démarche bi daanaka président dafa jékki-jékki jël décret dugal ñooñu man lu ma jàpp mooy ñun opposition lañ démarche participative lañ waxtaan du dialogue diggante président Macky Sall ak ñun mais dialogue la diggante ñi ŋànk dialogue national bi yëpp loolu laa jàpp te bu ñu génnee ci loolu daanaka amatuñu dialogue. Les partis politiques, la société civile, toutes les sensibilités de notre pays. kon Mohamed Ndiaye Mactar Souran yaa ngi koy dégg gannaaw bi mu jëlee parole kii di salle bi daanaka riir ñu bëri bëgg jël parole ndaxte journalistes yi ñu yoon foofu ñu bëri bëgguñu yoon daanaka journalistes yi dégg pëccoxo boobu moo tax ñeneen ñi bëgg ñu def suspension de séance ñeneen ñi bëgg kii di Famara Ibrahima Sagna def discours am su ko defee journalistes yi génn ñu bañ a assister kon yenn difficulté yi am diggante ñoom waaye nag kii di Famara Ibrahima Sagna bi mu jëlee parole tontu na kii di Mactar Souran nee na ko man boo gisee ñu def li nu mel dafa fekk man maa proposé kii di président de la république ma ne nañ dëxëñ kon ñeent fukki ci liste boobu la ndaxte dañoo gisoon ni ay jigéen yu bëri bokkuñu woon kon ci liste bi looloo taxoon kon ñu def ko du loo xamante ni daanaka démarche politicienne la war ngeen ma nangul loolu ñu déglu ko. J'ai dit au président que je travaillais bénévolement, j'ai besoin ni de man wax naa président de la république man damay liggéey de manière bénévole soxlawuma benn xaalis kon nit ñi lu ñuy wax noonu amul man yor ma budget joxuñu ma salaire joxuñu ma indemnité nee naa leen bëgguma loolu yëpp te d'ailleurs moo tax sa ñu nekk ci salle bu ñu nekk nii hôtel lañ naroon loué ma ne leen non nañ dem ci building bi kon il faut ngeen am confiance ci man du tey jii lay nekk ci ay deal wala ci yenn yi man nekkuma ci yooyu. Aidez-nous à trouver des salles où on peut travailler gratuitement. kon Mohamed Ndiaye yaa ngi dégg Famara Ibrahima Sagna daanaka dafa désolé woon ca ci salle bi waaye dafa mel ni daal mi ngi dugg ci langu politique bi ndaxte politiciens yi daal xam nga nañu mel daal. Mouhamed Ali Mouba la woon en direct ci xibaaru digg bëccëg gi jëmoon ci li tukkee ci. lu aju ci daje bi ñu doon amal tey ji jëmee ko ci dialogue national bi dina ci di kàddum gën a yaatoo ca la fa tukkee gërëm ko bu baax a baax des ba léegi ci moom la mbir mu di wërngal bu njëkk dialogue national bi tey ji la Famara Ibrahima Sagna war de liggéey ci jamono jooju ñu bari ñu doon séntu ci dialogue bi ñu di kàngam ci politique bi du ñu teewee ndaje mu njëkk mi bokk na ci ñu koy wuute waa parti démocratique sénégalais ak Pastef bu Ousmane Sonko parti boobee sax di Pastef di kokk dafa bokk ci commission politique bu dialogue national bi Abdoulaye Cissé. Pastef moom yeeyu ci
yàbbiwu ci fa ñu taxawoon démb tey soog a ñëw fa la ñu ne ba léegi wuyu jiwuñu tey wuyu jiwuñu ëllëg te gisuñu lu ko fi jar Bassirou Diomaye Faye jiite cadre Pastef. boo nekkee nit koo xamante ne da nga ànd ak say nawle ngeen nekk ci langue politique bi yéen ñëpp wërandoo Sénégal ku nekk ak sa moyen ak sa discours ak sa programme nga ne yow la ñu fal li la war mooy yow li nga digge woon ak moom nga wàccoog moom bu fekkee ne yow sa kaddu tekki na dara kon amatul pour mu ñu fal ko ba pare muy woo nit ñi pour nee leen kaay leen ñu waxtaanee naka la ñuy yoree réew mi non mooy président de la république te loolu sax benn la bi ci ñaar mooy booy dialogue yi sax Abdoulaye pour ñu fenangoo dem dañuy dem dialogue ak koo xamante ne kàddoom tekki na dara ci bëtam moom ci boppam mi koy joxe parce que ñaata yoon la fi wax dara loo xamante ne wàccoowul ak moom. Parti démocratique sénégalais bu maître Abdoulaye Wade moom naka jekk xamoon nañu taxawaayam du sax pexe yi président Macky Sall tëral ci mujjanteel gi ba copte kenn ci kàngami PDS di Doudou Wade au titre de autre personne qualifiée du tax mu teew ca te moom gis na ni joxuñu ko cër ci ñu ko boolee ci liste boobu Doudou Wade. fekkee ne ci parti politique la sunu parti concerné wul ci dialogue bi yëguñu ne sax dialogue bi am na bu fekkee ne nag parce que dañu ne man mën naa bokk ci ñi nga xam ne réew mi bu leen soxlaa war nañ leen mën a woo président de la République décidé loolu lu mu néew war na yëkkati kàddoom wax ak man ne ma man de dama la soxla pour nga ñëw liggéey ma ci béréb sàngam mais man ci mbedd mi laa ko déggee man nag kenn du ma woo ci mbedd loolu moo tax ma mën la wax ne ci bi jëkk ci PDS concerné wuñ ci bu mujj liy yar wala liy teggin mooy balaa nga maa dugal ci dara nga laaj. bokk ci commission politique bi ñu tuddee dialogue politique te wuy yoo dialogue national est-ce que amul lu ca safaanoo wala bokk bu commission politique bi paree nu muy fexee ba liggéeyam yegg ci njiitu réew mi te ñu jaar ci dialogue national bi waa Pastef nee na nu ñoom kippewunu Famara Ibrahima Sagna ak ñamuy waxal général ña la ñu jiital te moom la ñu ngemb. commission politique fàq dem yoonam ba def lu mat fukk réunion gi teg te dialogue national ñu koy doog a installé. ça signifie que ñi fa nekk di waxtaanee lii ci commission politique bi xam nañu ne consensus yu ñu mës a xam ci Sénégal ci wàllu processus électoral ci loolu la ñu nekk. maintenant que par la suite conclusion yi transité par Mbacké Baré wala ñu transité par le comité sur le dialogue national pour nous amul benn importance li ci xaw a am importance mooy fu muy terse ci kooku nga xamante ne bu fekkee ne kàddum am na as tuut lu muy tekki ci réew mi rek fii lañ koy nattee. Mangok président Famara Ibrahima Sagna dana wéet lool ci dialogue national am ndax PDS Pastef fay kàngam lañ ci kugge ji te fasuñu ko wone wuyu benn yoon. Abdoulaye Cissé ngeen di déglu xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média 13h13. RFM rajo askan wi. SDE bu ñu ko jëlee séddaleem ndox mi ci ay loxom it taxul mu faxasu ci réew mi noone li koy firndeel moo di fas na yéene kon di wéyal ay programme am jaare ko ci ay banqaasam yu ci mel ne SDE rural yemu ci ne sénégalaise des eaux it am na yéene daal fexe nu mu yootoo marché yi nga xamante ne ji kon biti réew la fekk baax ngir wéyal ab liggéeyam SDE am na njiit lu yees Alaaji Njogu Jeen doomu France bi di Jean-Claude Simana moo nekk léegi njiitu SDE mu wuutu directeur général ba fa nekkoon Abdoul Baal mi retraité Simana ak i naataangoom ne seen bëbët mooy wane xarañteefu SDE ci wàllum yorinu ndox banqaasu SDE bi tudd SDE rural ñu taxawal ko juillet atum 2018 jot a gagné ñaari contrat wàllum ndox ci dëkku kaw yi benn contrat bi ñeel diwaan yu Matam ak Ndar beneen bi ñeel diwaanu Louga waaye ci suñuy xibaar yëngu-yëngu yu SDE rural dafa taxaw jamono ji gannaaw ndogal boo xam te ne njiitu réew mi président Macky Sall da ko joxe woon bu yàggul ci conseil des ministres ngir ñu càmbar doxalinu délégation service public yi ngir nag am ci lu leer yëngu-yëngu yu SDE rural nara nag soxal lu ëpp 1 million ak juróom benn téeméeri junni doomu aadama ci dëkku kaw yi waaye lu weesu fànn woowu SDE mi ngi woy tamit di yor ndoxu ICS industrie chimique du Sénégal jaarale ko ci usine am bu nekk ca Mexe usine ICS Mexe boobu di yëngu ci wàllum defar ak traité ndox ngir ICS ak ñi dëkk ca wet ga contrat diggante SDE ak ICS ñu yeesal ko lu bëri yoon ay contrat société bi fi yoroon wàllum ndox mi ci dëkku taax yi
diiru ko ñaar fukki at ak ñett bëgg na ko tamit wuti lu weesu Sénégal groupe Eranov nga xamante ne SDE bànqaas la ci soumissionné sax mi ngi wut sax ay marché ngir yor ndox mi waaye tamit courant bi ci réew yu mel ni Mali Togo Bénin wala boog Madagascar ci fàttali nag SDE jot naa wone xarañam ca bitim réew gannaaw bi ñu ko dénke woon ndox mi ci réew yu mel ni Arabie Saoudite ak République démocratique du Congo fi mu toll nii nag kër gii di SDE am na xemmemteefu door yeneen yëngu-yëngu lépp jëm ci wàllum ndox ak yorin wi. hôpital Dalal Jàmm ba ca Géejawaay jàmm amu fa sabab li moo di lii di appareil radiothérapie ba fa nekk te paan dafa jural askan fa demoon di faju ji coono bu rëy la ñu mujj moo di nañu doon def lañ leen di def loo léegi maanaam dem hôpital Dantec ngir di fa mën di fajoo la mu jur nag mooy mbooloo mu bari ci hôpital Dantec ndax appareil radiothérapie bu hôpital Dalal Jàmm ba doxatul loolee nag day dellu si waat coowal appareil yi ak taxaw ga ca war mu di maintenance bi ak it mbiri maanaam plateau technique beeg jafe-jafe yëm ciy jur soxna Awa Mbaye machine radiothérapie ci hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay dañoo taxaw léegi mu ëpp 4 weer scanner simulation ba moo paan te boobee jumtuwaay moo jiitu ci bépp fàcc jëm ci wàllum radiothérapie li muy indi nag ci ay jafe-jafe bari na bokk na ci malade yi nga xamante ne ñoom lañ doon fajee ca Dalal Jàmm ñu jëlaat leen yóbbuwaat leen ci hôpital Aristide Le Dantec ca service radiothérapie ñooñu itam nekkaat ci beneen situation mooy liggéey ba dina ëpp seeni loxo te personnel ba fa nekk muy ci wàllum technique ba wala ci wàllum paj mi du doy rax ci dolli ñi nga xamante ne ñoo nekk ci liste d'attente yi di xaar lim bi dafa takku ñi ci ñàkk sans sax dañuy ñàkk seen bakkan bu dee amuñu koppar yu leen yóbbu ñu dem faju ji ci privé bi nga xamante ne daanaka ñi am seen njëkk bari wut ndax seer bu ëpp tey nag mu mel ni delluwaat nañu ci coowal panne appareil radiothérapie di wane rek ne mbirum entretien machine jafe-jafe dëgg la fii ci sunum réew mën nañoo jënd ay appareil waaye lu jëm ci entretien ba dañu koy fàtte te loolu lépp nag boo ko xoolee jëm ci kanam dina jafe ndax boo doxee daf benn jéego delluwaat ñaar ca gannaaw. mooy kuy naw say di direeku doo sori ginnaaw njàngamee ki rëq-rëq paj mi ki rëq-rëqam ñu wax ci njàngamee ki jafe-jafem waa G20 tey jii ab débrayage la ñu xëyee G20 nag bu ngeen ko déggee mbootaay la gu jaboote ay kuréeli jàngalekat dañu ne woon bu ñu jàngalee ba yor dañuy fay dakkal njàng ma débrayer loolee ñu gis nag ñoom ñu def ko seetlu nañu ne boo demee lycée bu ca mel ni lycée Blaise Diagne wala lycée John Fitzgerald Kennedy débrayage amu fa ba bokk yëguñu ko fa loolee mooy li suñu reporter bi di Salimata Aw gis ci ñaari lycée yooyu. ci diggu lycée Blaise Diagne ay gone di daw di dàkkante ñoom nag ñi ngi ci récréation débrayage bi nga xamante ni syndicat bi di waa G20 amal ñoom yëguñu ko benn yoon professeur bi ñun sax ñoo ko wax. loolu yëguma ko surtout que tey bi ma xëyee ba léegi aw ma jot déglu rajo ak yooyu voilà donc dama ñëw Blaise Diagne naturellement pour def cours comme ni mu nekk ci sama emploi du temps. yëguma ko fan si yow mi laa ko yëg. beneen lycée fii nag tekkaaral lañ fi nemmeeku benn élèves yi nekk ci digg l'école ba ñu ngay daw di def seen cours éducation physique professeur bi di gaawantu jël ay matériel am dafa war a def cours. Comme vous pouvez constater, ça c'est la salle de cours. Actuellement je suis en classe. Vous faites cours? Je fais cours, effectivement. Abi nekk élève ci classe 3e moom nee na fii amul benn gàllankoor 8 heures ba léegi cours yi mi ngi dem ca na mu waree. normal la ñuy jàng bu baax. ban heure ngeen commencé jàng? 8 heures. syndicat G20 bi ñoom tey dañoo gerew maanaam 9 heures la ñu arrêté cours yi ñoom nag li ñu bëgg mooy gouvernement bi daal di def la mu sàmmonte ak ñoom te wàññi yéex yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci këyit yi. soxna Salimata Aw ginnaaw G20 googee xëy wane seen bopp waa G7 di syndicat gu jabootee jàngalekat bokk sax ci yi ci yëpp dayoo ñoom nee nañu it dañuy sóobu ci xeex bi 22 janvier daañuy amal ab débrayage buñ ci noppee toftal ci grève générale buñ ci jugee amal ab doxub ñaxtu bu rëy ci niñ ko waxee donte sax kilifay réew mi ñoo ngi dalal seen xel rawatina ministère fonction publique terewul ñoom fa ñu ngënk dal nee nañu duñu ko bàyyi ci jamono jooju it am nay xultoo ki ñaxtu yu am ci ñetti université yu nekk fii ci réew mi yoo xamante ne ji kon géréw la ñu xëyee fu ca mel ne université Gaston Berger ba ca Ndar université ba ca Bambey ak ba ca Kaolack làccu SAES bu université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom géréw pour ñaari fan la ñu xàppati jàngalekat yi di tax ñu doxalee noonu daal mooy bëgg njattante kilifay gouvernement bi ba li ñu dig
diggee woon ñu def ko waaye it ñaawlu nañu kii di ministre enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne ak li mu diggee woon te fonkul kàddoom engagement yi mu jëloon bokk ci ne dinañu taxaw étudiants yi ci seen orientation te boobu ba léegi fu ras dali xiddeen Daouda Niang Diatta mooy secrétaire général bu section SAES fële ca Université Assane Seck bu Ziguinchor ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. Ministère de l'enseignement supérieur promesse yi mi defoon yëpp pour que Université Assane Seck de Ziguinchor mën a accueillir 3000 bacheliers teniru ci benn fi ñu toll nii fi ñuy wax ak yéen administration université bi mënul produire ay emploi du temps pour la simple raison que ni 3500 au lieu de 3500 étudiants lañ ñu yokkaluñu ne serait-ce que benn salle de classe. Donc mbir mi métti na torop parce que étudiants yi fu mu toll nii yegg si neen amuñu fu ñu dëkk amuñu restaurant ay salle de classe yu ñu jàngee amu fi waxatuma la ay jàngalekat yu leen di jàngal da ngay gis ay filières yu mel ni droit yi nga xam ne ni daanaka daaw 300 étudiants lañ doon accueillir te ak 300 étudiants yooyu ñaari cohorte lañ doon def ren ñu yónnee leen 1000 étudiants te yokkaluñu leen benn jàngalekat yokkaluñu leen benn salle de classe bu mun a tax ñu jàngal ndaw yooyu donc fu mu toll nii ñun suñu grève bi ñu def nii grève 48 heures renouvelable la donc jeudi dañu war a dajawaat mercredi dañu war a dajawaat pour xoolaat situation bi mais grève d'avertissement la pour alerter opinion publique bi ne leen bu ñu toog seetaan seeni doom la ñu nekk di sacrifier seen avenir. gone gu jigéen gii di Rangu waa ONG Jamra nee nañu appal nañu ko fii ba àjjuma ngir mu bàyyi fi saay-saay yi muy def ci réseaux sociaux yi ONG Jamra ne dàquñu benn yoon sax si siir brigade des mœurs déposé fa plainte yóbbit ci procureur ndax gone googee bu ñu ko seetaanee mën naa tasum réew ndax jëfi saay-saay joojee muy def. ñu déglu Mame Matar Gueye vice-président bu Jamra ci micro Anna Rocha Lita Lopez Faye. du saafantaloo affaire liberté d'expression rek nga ne la ku bëgg a xool ku bëggul xool xam nga loolu la ñu doon wax ci affaire maîtresse d'un marié loolu du lay nous sommes au 21e siècle marqué par l'explosion des nouvelles technologies de l'information et de la communication de sorte que penc mi léegi mooy réseaux sociaux yi du looloo tax même Facebook YouTube ci seen règlement intérieur dañu wax ne il y a des règles de communauté qu'il faut respecter te ndaw si dafa violer lépp kon nag ñun dañu bëggoon d'ici là xëy na xel mi mën a dellu si dañu bëggoon d'ici là nga mu yedd boppam ndax dégg nañ ko muy wax naan sama yaay man rek la am mais ku wax loolu kay nga respecté sa yaay boo respecté wul sa yaay sax nga respecté jigéen ñi waaye di jàpp di toroxal jigéen di futti sa dënn say ween say silip mu ne fang des millions de personnes di ko gis loolu yaa ngi tooñ jigéen ñëpp y compris sa yaay alors léegi nag Jamra décidé na la fi xewoon en 2016 ci mbirum DS major ñëpp fekke nañ ko lu mel nii la woon waaye procureur dafa sàmmonte avec l'article 318 ak 324 du code pénal bi nga xam ne rëbb na bépp xeetu xotti warma bépp xeetu toroxal aw askan ci seeni valeur mu di outrage public aux bonnes mœurs et attentat à la pudeur ci loolu la procureur sukkandiko woon daal di teg ndaw ci loxo mujj gi nag yaayu des interventions ñu bàyyi kii nag bëgguñu jaar ak moom foofu may nañ ko fii ba ajjuma bu fekkee soppeekuwul suñu réunion hebdomadaire bi buñ ko defee bu ñuy pare immédiatement dem seeti la brigade des mœurs wëlbatiku dem déposer une plainte en bonne et due forme sur la table du procureur de la République inchallah. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop lañ ci yàndal ma dalalaat la nuyuwaat la El Hadji Georges. fay naa la Mamadou Mohamed Ndiaye. doore ko Guinée Conakry ak manifesté yi nga xam ne waa FNDC doon nañ ko fa def démb bakkan des na ca de. am na ñaar nit ñi ca ñàkk seeni bakkan loolee le Front national pour la défense de la constitution xamle loole nag ñi féetewoo ci nguur gi dañ kaa weddi waaye FNDC fa mu jàpp la jàpp ñaar nit ñoo ñàkk seeni bakkan ci manifester yi amoon démb ñu déglu ki yor communication bi ci FNDC Abdoulaye Oumou Sow jokkoo nañu ak moom ca Conakry Malal Junior Diagne moo tekki ay kàddoom. Il y a eu ce bilan macabre encore et encore dañuy weddi tuuma waaye loolu taxul dëgg bi bañ a jib ca kaw am na ci ñu ñàkk seen bakkan moo waral sax ñu wàcc ci mbedd yi defaat ay manifester yi nag dafa wër réew mi dëkk yi nekk ci réew mi yëpp am na ay manifester donte nag nguur gi sax ñoom ñu ngi koy weddi naan ay ñaar fukki quartier ak ñett ñu am ay yëngu-yëngal ak amul sax manifester loola ñuy wax noonu dara du ca dëgg gaa yi yëngal nañu de te duñu leen bàyyi nag ndax ñii nguur la goo xam dafa nekk ci tànku jeex te ñii ko yore dañ koo nanguwut te loolu nag ñoom faaw nu nangu ko faaw nu nangu ni seen nguur jeex na ñu organiser ay woote ku mën jël gàddu gi nga jël gàddu gi dox ak moom ñoom nag nanguwunu te itam bëgguñu fi jóge nun tam duñu bàyyi danañu manifester suba ak ngoon guddeeg bëccëg Guinée gi dinañu ko yëngal am na lu ëpp ñaar fukki nit ak juróom benn yoo xam ne ñàkk na seen bakkan ci manifester yi te ñooñu duñu leen bàyyi rek ñu naax saaye noonu dinañu xeex ak ñoom ba Alpha Condé wax ni bàyyi na troisième mandat
mandat bi su ko defee ñu daal di jël condition bi teg ko organiser élection yi bees ku jiitu jiitu. son régime n'est plus légitime. kookee doon làkki tubaab Malal Diagne Junior moo ko doon tekki ci wolof. ndaje ma ñuy amal ca Pau fu mu nekk du France. ca France sud bu France. démb la woon. am na ndaje mu ñu fa doon amal ba ñu ca waxtaanee ba juboo am na gis-gis yu ca topp. ca ndaje ma Emmanuel Macron ak njiitu réew Afrique yi nga xamante ne ñoo bokk ci G5 Sahel ñoom daal daañu gën a jox gëdd opération Barkhane bi nga xamante ne ci la ñuy xeexale lépp jëm ci wàllum terrorisme foofee mission ba dañ ko gën a yaatal France itam wéyal li mu doon def foofu ca Sahel. ñu fas yéene taxawal ab coalition bi ñuy duppee coalition Sahel leeral yeeg Ana Rocha. daanaka France daal moo mujjee am ndam ci mbir mi ci déclaration bi nga xamante ne juróomi réewu Afrique yi ne teewoon ci diwaanu Pau def nañu ko ñu ngi wax seen bëgg-bëgg ngir France wëyal engagement militaire bi nga xamante ne tàmbali na ko foofee ci diwaanu Sahel ñu ngi sàkku itam ñu gën a dooleel taxawaayu yeneen force internationale ci gox bi loole waral président bu France moom daal di rafetlu bu baax a baax li tukkee ci ndaje boobule ndax nee na day leeral ci engagement bi ni mu war a tëddee Emmanuel Macron wax itam ne daañu gën a dëgëral kon lii di force Barkhane yokk ci kon lu ëpp 200 ci ay soldats buñ ci noppee daañu taxawal beneen kuréel bu yees mooy coalition Sahel nga xamante ne war na ci bokk armée wu G5 yi waa Barkhane waaye itam yeneen partenaires yoo xamante ne bëgg nañ jàppale réewu Afrique yi jànkonteel jafe-jafe terrorisme bi fu ñuy gën a dëgëral nag opération yi mooy ci ñaari diwaan yu ñu naan Liptako ak Gourma di ab gox boo xamante ne mu ngi ci diggante frontière u Mali Niger ak Burkina te foofee la ñu gën a nemmeeku attaque terroriste yi. ñu dem fële ca Soudan mandat d'arrêt bopp lancé nañu ko jëme ko ci ay mag ak rakk yooyu njiitu réew moo war waaw mooy seen baay mu di Omar El Béchir mu di El Béchir ak Mohamed El Béchir ñoom ñëkk li ñu leen di toppee moo di corruption ak alal gu jaarul yoon ñaar ñooñee yëpp ñu ne dañoo wutoon ab terrain jaarale ko fi nga xamante ne du yoon ca Khartoum jox ko ki nga xamante ne moo di Omar El Béchir mu tabax fa ab centre religieux Maodo Mohamed Ndiaye. ginnaaw Soudan dañuy dem ba fi nga xamante ne moo di Algérie ñi nga jëm kon ci lii di criminalisation discours de la haine maanaam yëkkati kàddu yoo xamante ne daal ak mbañeel ak xeet yooyu da cay laxasu léegi ñu ne ku ko def boo moytul dañ koy maanaam daane dana tar dañ koy criminaliser. loolee moo di bëgg-bëgg njiitu réew mu bees ma foofee di Abdelmadjid Tebboune moom woon ki nga xamante ne moo di premier ministre am mu waaj ab projet de loi bi criminaliser lépp lu jëm ci wàllum racisme ak régionalisme ak itam kaddu yi nga xamante ne daal kaddu yu jaarul yoon la li ñu duppee haine ci biir réew mi yëpp nag BBC xamal ñu ne njiitu présidence bu Algérie nee na lu waral dogal googee moo di li ñuy nemmeeku ci réseaux sociaux yeeg saagante yeeg xuppwante yi ci foofu ci Algérie jeexale kook Chine benn bus moo daanu ci ab kamb gën kaa tuuti juróom benn nit ñàkk nañ ci seeni bakkan mbir maa ngi xew démb ca wetug hôpital bu Xining ca capitale bu province bu Kingaay fukki nit ak juróom benn jële ci ay gaañu-gaañu. maa ngi lay gërëm bu baax Alaaji Georges Déthié Diop. Malal Diagne Junior moo ñuy faram fàcceel tàggat yaram gi Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Mamadou Mohamed. ñu doore ko ak relais Banjul Dakar mu mel ne athlètes yi ñu ngi ci maanaam ci week-end bii ci la ñuy tàmbali yëf yi. muy ñaareel bi yoon bu noo def boobule jongante jëm ci li nga xam ni moom moo di wàllub course googe ñu ne nag ca Banjul la ñuy déparé fédération Sénégal bi moo yore lépp ñu toll organisé kii Sara Wali mooy njiital fédération bi wax na itam ci stade ba ñu bëgg def ca Diamniadio te ñu joti xabaar ñoom ni stade boobee du am piste athlétisme muy kite kàddoom ca loola. daaw ñun ñoo ko bokkoon di ko organiser mais ren ji dañ ne fédération sénégalaise d'athlétisme dañ leen dénk technique bi maanaam natt beeg juge yeeg yooyu loolu la ñu dénk fa la ñuy yemloo ren parce que événement bi ñoom ñoo ko moom mais week-end bi di ñëw la ñu organiser course bi waa ren innovation bi ñu def mooy dañuy dugal équipe bu nekk dañ ci dugal benn jigéen foog naa dina am 3 ba 4 équipe bu Gambie ak équipe bu Aswa bu Sénégal ñooy jongante Gambie ñu jógee dëkk bu ñuy wax Baara ba Dakar. président am na ay xabaar yu wax ni ci stade olympique ba ñu bëgg defar président am na ay xabaar yu wax ni ci stade olympique ba ca Diamniadio ñu ko waajal du am piste athlétisme
yow mi jiite fédération bi ñu dénk loola noo jàngatee jëf jooja. ak état bi aussi nee na dina réfectionné stade Léopold Senghor donc xëy na ñaari stade yooyu bu ñu leen defaree danañ am ay piste à car. stade olympique bu ñu ko waxee piste d'athlétisme moo tax ndax fu ñu foo tuddee olympique moom foo ko déggee wala jeux olympiques foo ko déggee athlétisme moo tax mooy discipline mooy première discipline bi donc stade boobu bu ñu ko tuddee stade olympique nañ ko tuddee leneen parce que stade olympique dafay am piste d'athlétisme xëy na bon ay xibaar la xëy na amul mais man bu fekkee xibaar yooyu am na moom du nekk piste olympique stade olympique. ñu waxtaanee wàllu karaté Kaolack fas yéene kon sargal ay champion d'Afrique am. gannaaw ba nu jógee ca Bamako ga nga xam ne gars yi dañu fa daal di raatale lépp fa nekkoon yëpp indaale ay médailles de or ak i argent yooyu la ñu indi taxaw na nag bu nu jógee daal ba dugg dëkk ba rek waa dëkk ba daal di ànd ak ñoom teeru leen teertu bu riis te am maanaa lool Ibrahima Diame. dañ leen tertoo kon comme ñu tertoo buur champion d'Afrique de l'Ouest de karaté yile di ay doomu Sénégal ay doomu Kaolack bokk ci nag bàyyi ñu leen ci médailles yi catégorie yépp la ñu daal di yóbbu andi ko réewum Sénégal ci compétition de karaté boobule ñu doon amal ci Bamako ci réew Mali Souleymane Badiallo moom mooy chef de délégation. waaw wax leen ne ndam lu rëy lañ fa yóbbee parce que te gis nañ ne xale ñu yóbbu woon Kaolack 100% ñëpp am médaille waaye dañuy wax ne que xale yi li ñu def sortir le grand jeu. c'était pas évident te loolu yëpp liggéey rek moo ko nga yóbbu ñëpp muy championnat boo xam ne gros cylindre ñoo fa nekk tout ay championnat naxa de vrai championnat Sénégal jël lépp man dem naa fépp mais lii ma gis démb vraiment man dem si j'étais ému loolu daal laay wax ne Sénégal gàcce ngaalaam. démb ci guddi la ñu egsi kon fii ci Kaolack daal di wàcc préfecture préfet Ahmed Tidiane Thiaw daal di leen terto sargal leen bu baax a baax. la ca des mooy ma di leen ndokkeel yéen ñi nga xamante ne nii wax nañ ñu léegi ndam yi ngeen ñu indil ma di leen wax jàngeen jëf jàmbaar ay jàmbaar ngeen di leen wax jàngeen jëf gaynde ay gaynde ngeen. teewul nag ñu ne discipline bile di karaté laaj na gunge bu baax a baax ci wàllu koppar waaye itam ci wàllu infrastructure fu ñuy defee seen entraînement comme di ko yeneen réew yi amee Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. coole ki mbëng-mbëng boo ko déggee ci xibaaru digg bëccëg rek mooy dañuy waxtaane wàllu lamb ba lu ko jegee waxtaane wàllu lamb dem bële fële nga xamante ne ji moo di Pikine mu mel ni amateur yi foo fekk supporter yi askan wi daal ci gàttal yàkkamti nañu kàngami mbër yi fa nekk di génn ba ñoom ñu mën di béggee seen yaram day xasan danoo na ma tuus na ma bàkku na ma ay face à face ak yu mel noonu ñu ne nag jot na seen i mbër ya nga xam ñoo jiite écurie ya foofa di ca Boy Niang ñoom Ama Baldé ñoom ak Eumeu Sène daal di nag takk seen i ngemb te jël avance yi ndax itam ñoom daal dëgg-dëgg nam na ni takkusaan yu riis ndongo ka suba teel ci buntu Pikine ay car rapide ak yeneeni woto jóge fu ne di riir ak a korne Alioune ñu fekk ko nag ci buntu këram mu toog janook ambiance bu nu mel muy fàttaliku nag atu Mouhamed Ndaw Tyson ci làmb ji biir Pikine ak ndiiraan waka daan topp ay ndaw lañ yàgg suivre làmb jamonoy Tyson ba muy bëre fii dañ daan jógee fii di daw di jubilé di genre mais Pikine dafa mel ne aw benn faay bu ndaw bi nag dafa mel ne dañoo xaw a fàtte làmb ji sa du yoon Alioune di amateuru làmb ni am na yaakaar nag ngir dundaat engouement bu nu mel ci at yi ñu ne lépp nag mu wékku ko ci mbër yu mag yi nekkee ci biir Pikine dégg nañ fi ay combat Ama Baldé ak Modou Lo taxaw na Balla Gaye na may Boy Niang sant Eumeu Sène ñëw bëreeg Tapha Tine may ko sant defaral ko lu toj Pikine yugaat loolu mooy dëgg naka la ñu tuddee combat yu mag yi ñu toogoon ci jotaay bi nag mel ni nag waxtaan wi dafa doon lu leen ñor ndekete Jaguar numéro 2 moo ne ci wet gi di attaaya di xelli ak a fuural moom mbëru écurie Pikine mbooloo di namm na nag mbooloo yu rëy yi daan génne nag ci bu combat bu mag mësaana am. loolu dafa war a xewaat Pikine affiche yooyu dañ ko soxlawaat ñun daal maanaam. Cheikh Diagne doon waykat boo xam ni ñëpp dañu daan dégg baatam ci open press yi daan am Pikine. maa daan jiin Eumeu Sène man maa daan jiin Ama Baldé Boy Niang guy gënis naay nongo. mu ni nag ndaje bu ni mel waxtu wi doon na nag lu mu namm. loolu daf ñu manqué te ambiance boobu dafay dundal Pikine ku xam Pikine xam ko macha allah ci ba ci jigéen ñi sax ñoom it xalaat bu nu mel la ñu amee. lamb ji daal soxla nañ ko Pikine moom ñu wane waat suñu bopp ñoo leen dàq mobiliser. Ndongo Ka Pikine rajo Futurs Médias. bismillahi jàmm rahmaani jàmm. Mamadou. waaw tubaarkàlla xel sori na de. ah. xel sori na xol sori. wallaay tubaarkàlla nañu si waaye maa ngi biiju rek mbay. mu mujjee ñàkk jaaj. ma dem. waaw mën ngaa dem.